salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen wax ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show comme ni ñu koy faral defee chaque fois gars yi tey dañuy ñëw wax un peu si li nga xam ne moom moo di conséquences yi nga xam ni jot naa am si biir Sénégal gis nañu corona moom wax dëgg fa yàlla muy génnee jikko yu bëri muy génnee li nga xam ne moom moo di beaucoup de problèmes yi nga xam am nañ si kër parce que déjà le fait que nit ñi tëju par force si biir kër gi ensemble day tax. jikko yu bëri di feeñ day tax dootoo supporter lu bëri nit ñi te loolu je crois que ni c'est pas seulement entre co-épouse wala li nga xam ne moom moo di des fois sax jëkkër ak jabaraa ngeen tëju si benn kër chaque jour jikko yi si lay gën a génnee si ngeen di gën a xamante en tout cas si ngeen gën a gis li nga xam ne moom mooy lu ñuul li nekk si nit ki en général ka muy góor muy jigéen bu fekkee dañ leen tëj si benn côté parce que des fois xam nga psychologiquement da siy jouer quoi mais tey on va parler un peu si li nga xam ne moom moo jot a xew si li nga xam moo di famille Ndoye mooy ñaari co-épouse yi kenn ki nga xam ne dafa jël ndox mu tàng sànni ko keneen ki parce que dafa joteloon li nga xam ni jànkam ça veut dire que ni benn excuse la utiliser mooy jote bi mu jotoon ak jànkam pour mën a attaquer ñeneen ñi peut-être parce que y'a chaque fois dañuy xuloo nit ñi ñëw di jubóole mais fallait aussi tamit parce que nit moom nit lépp lu mu def rek day def tout pour am li nga xam moo di excuse nit lépp lu mu def lu bon da siy gis toujours excuse day préparer lépp waaw mooy maanaam nit ki mën nga ko mere mën nga ko mere mais doo ko mën def dara mais il suffit que nit ki def benn affaire rek tu en profites pour mën a def lu bon wala pour nga mën a fayu en tout cas loolu mooy cas bi nga xam ni gis nañ ko te d'habitude li waral loolu mooy jamono juñ toll nii je crois que ni boo amee benn ñaar ñetti jabar nga xam ni c'est très difficile en ce moment nga am plus de 2 jabar wala nga am ñaari jabar sax c'est très difficile parce que maanaam responsabilité yi njëkk yi góor yi amoon mooy maanaam taxawaay bi góor amoon si kër mooy maanaam 100% bi nga xam ne mooy ndogal beeg lépp liy xew si kër gi góor moo koy décider même bu fekkee des daan waxtaan ak jabaram mais à la fin décision bi moom la loolu moo amatul si monde bi jamono juñ toll nii la majeure partie à part yenn dëkk yi nga xam ne muy comme le Sénégal ñu ngi continuer un peu di ko utiliser mais mu ngi réer ndànk-ndànk mooy maanaam góor amatul décision 100% si li nga xam ne moo di kër gi léegi imagine toi nga jël benn kër boole si ñaari jabar nga xam ne ñëpp xam nañ jigéen problématique la def jigéen moom moo problématique jigéen moo bëri problème parce que jigéen mooy ki nga xam ni day perte temps di xalaat bu bëri kon ça veut dire que ni façon lu xew rek da siy jéem a xalaat lu négatif surtout bu fekkee entre co-épouse quoi kii moo ma ëppale lii kii nga jëndal lii la moo tax jëndaloo ma laa la moo tax nga defal kii defoo ma y'a beaucoup de trucs yoo xam ne da si am quoi surtout nag boo leen boolele si benn kër nga xam ni c'est plus facile muy gis li ngay defal kenn ki te peut-être defaloo ko moom kon déjà la meilleure solution bi nga xam ne bu fekkee ni yow góor nga ne da nga bëgg takk li nga xam ne moo di ñaari jabar mënoo leen boole par force si benn kër surtout bu fekkee dafa am ay njaboot yoo xam ni jigéen itam dañ fay bëri parce que boo lay xoolee kër gu bëri jigéen problème rek la coow rek la wax rek la voilà loolu mooy li nga xam ne moom mooy débat bi est-ce que comprendre kër goo xam dafa bëri jigéen kër googu noonu coow rek lay am coow rek moo fay am du fa jóge coow du fa jóge sàkkamtuma laa nag yow góor boo jëlee ñaari jabar wala ñett wala ñeent nga boole leen si kër te yow munoo gérer situation bi parce que c'est très très difficile góor am ñaari jabar wala ñett wala ñeent gérer situation ba kër googu noonu ñëpp doon benn c'est rare ñun xam nañ li nga xam ne moom mooy affaire de épouse ak co-épouse kon leçon bi nga xam ne moom lañ si mën a tirer mooy en tout cas man personnellement je pense que ni bu fekkee da ngay dem bay takk ñaari jabar fexeel noo def ba kër gi buñ ko bokk fexeel ba nooy def ba bu ñu yeewantoo du ñu gisante lu bëri maanaam nammeel am si quoi mbaa soofantal fexeel ba nga xam ne ñaari jigéen yi dinañ la jox cër danañ la rus boo xam ne lépp lu ñu bëgg a def duñ ko def fexeel ba nga xam ni yow yaay doon góoru kër gi lu metti la nag jamono ñu toll nii ak émancipation beeg féministes yi nekk biir Sénégal ak beaucoup de trucs fexeel ba lépp loo xam ni def nga ko takk nga ñaari jabar yi nañ la jox cër nañ la jox respect te nañ lay dégg say waaw nañ dégg say ndigal parce que bu la affaire yi ëppee doole nga topp li nga xam ni mooy ñaari jabar yi nga yor sa naf su bakkan ba nga xam ni boole nga leen ba njaboot jur si ay catastrophe rek lay jur en fait loolu moo xew te su boobaa day am benn part boo xam ni foofu ngay taxaw parce que bu fekkee da nga tax ñaari jabar
di jiital xol pas xel doo ci mën a génn ay problème la ngay créer li nga xam ne mooy seen kër. voilà loolu mooy li nga xam ne mooy beaucoup de conséquences yoo xam ni si sama xalaat bu gàtt sama ñàkk xam-xam loolu la sama seetlu loolu laa gis ni daal en tout cas bokk na si facteur y a d'autres facteurs nag y a d'autres facteurs y a plusieurs facteurs yoo xam ni moom moo mën a xewal li nga xam ni moo di conséquence gi affaire bi nag ñaaw na trop wax dëgg fa yàlla dem ba boole si ñoo xam ni peut-être aussi bokkuñu si quoi xam nga si problème bi nga am entre deux parce que des fois da ngay gis ñaareel ak ñi aawo ñu bañante ba bañ li nga xam ne moo di seeni doom yi mais maanaam à la fin xale yi ñoo siy souffrir si loo xam ni ñoom décidé wuñu ko parce que il faut tam ñuy delloo suñu xel si ñi nga xam ne mooy njaboot gi il faut ñuy delloo si toujours suñu xel si njaboot gi parce que à la fin njaboot bi demandé wul juddu pour fekk si leen mais toujours moom mooy mujjee nekk si li nga xam moom moo di toor bi njaboot ji moo ciy gën a souffrir njaboot ji ñoo si gën a jot li nga xam ni moo di naqar njaboot ji la ñuy soode njaboot ji la ñuy laal parce que tamit nit ki boo ko bëggee def dara rek laalal ki nga xam ni moom la gën a bëgg wala ki ko gën a jege en tout cas loolu moo nekkoon li nga xam ni mooy li ma bëggoon wax un peu si li nga xam ne moo di famille Ndoye bugguma dugg si détail bi nag même su fekkee ni gis naa li nga xam ne moom moo créé problème bi mais j'aimerais bien pas forcer li nga xam ne moo di détails yi nga xam ne moo fa xew mais en tirer une leçon jéem a delloo li nga xam ne moo di xelu Sénégal yi bu fekkee daal en tout cas da nga bëgg a takk ñaari jabar te yow jàpp nga ni yow da nga war a takk ñaari jabar parce que il faut que ñu koy rappeler quoi droit la mais du devoir am nga droit bi mais t'es pas obligé te balaa ngay takk ñaari jabar il faut nga mën leen yor ñoom ñaar ñëpp il faut nga mën leen teg dans le même pied d'égalité mais surtout ñu bàyyi di jël li nga xam ni moo di jabar yi naan da ngeen di def benn famille di leen mettre toujours si benn kër loolu moom ala kulli yàlla yi at lu ñu jàmm chaque jour ñu yeew di gisante rek déjà loolu problème bu rëy leen di si kër gi parce que c'est psychologique quoi c'est psychologique. bu ñu paree si loolu nañ dem si deuxième point bi mooy famille Pouye bi nga xam ni on a vu que ni am na avancement tuuti gannaaw gars yi bi ñu defee li nga xam moo di interview bi. gis naa ne carrément nit ñaa ngi commencé jàppale dañuy wax jaraw làkk Wally Seck man moom nit boo defee lu nice dama koy wax waaw j'ai vu que ni c'est le seul artiste boo xam ni at luñ ko mën a sikkal at luñ ko mën a dal si yenn affaire yoo xam ne peut-être neexuñu mais bu jug jotee day jug te faaw Wally jug pour ñeneen ñi mën a jug et c'est ça qui me dérange quoi tant que Wally jugul la kenn du jug mooy maanaam ñeneen ñi ñoom amuñu maanaam xel pour def amuñu automatisme quoi il faut keneen def bu keneen defee keneen def mu nekk nag benn genre ni ñu koy waxee sax benn genre chi quoi mu nekk benn genre train maanaam wagon yi il faut que benn wagon dem yeneen wagon yëpp doog a dem mooy maanaam kenn du demal boppam mais Wally on le remercie parce que wax dëgg fa yàlla lépp lu yëngatu lépp lu jar a jox dërëm même bu dee 100 francs sax dana ko joxe sans pour autant xaar nit ñi waxu ko waaw loolu mooy li nga xam ne daal en tout cas man personnellement si Wally loolu lu ma neex la day engagé wu waaw yeneen problème yi nag yeneen problème la yoo xam ne man d'accord ma ceeg Wally mais si fii j'en suis sûr que ni ñëpp d'accord nañ ceeg Wally lépp lu xew day engagé wu wax dëgg fa yàlla te ñu ngi koy féliciter si li mu def nii yàlla na ko yàlla fay li mu def nii mais affaire de téléthon itam faaw ñu wax si quoi Sénégal bàyyi leen lu nekk ngeen bëgg si profito lekk xaalis jàmbur li gën a facile mooy diw am na problème demal ba fa mu nekkoon noonu demal Sénénews dem na ba kër ga nga demandé li nga xam ne moom moo di adresse am nga dem ba foofu nga yëkkati xaalis nga jox ko ne ko lii maa la ko jàppalee bu fekkee da ngeen bëgg a jox xaalis bu fekkee mënu leen ko jàppale si li am moo di këram boobu ngeen bëgg ko jox xaalis ngeen dem ba Sénénews contact Sénénews yi xanaa yomb na ngeen dem ba fa ne ko lii moom laa la bëgg a jàppalee mais ku nekk di taxaw di def ay vidéo naan day wut ay téléthon mais ngir yàlla ay dem ba gisee bàyyi leen seen affaire téléthon yi noonu boo bëggee jàppale nit ki demal nga jox ko 100% jaar si li nga xam moo di téléthon yi parce que seen affaire de téléthon yi tey da ngay dégg diw naan yónniwu ma kenn problème am na fii ñii lekk nañ xaalis bi ñii bokk nañ si ñii bokkuñu si il faut arrêter ce genre de truc nañu bàyyi loolu nit ki boo koy jàppale si sutura ñun bugguñu ngeen defal ñu téléthon fexeel nga lijjanti noo numéro am daka joxe si Seneweb ngeen woo ko ngeen dem jox ko xaalis boobu noonu sans pour autant ngeen di dajale kenn yónniwu leen arrêtez de faire ces dajale
arrêté leen seen dajale téléthon yi nii ngeen war a bàyyi seen téléthon yi moo amul sens parce que seen téléthon yi dëgguwul seen téléthon yi ngistal moo tax ngeen koy def seen téléthon yi pour am benn genre position si vie sociale nit ñi ngeen ko bëgg a def il faut ngeen arrêté boo leen bëggee jàppale nit ñi génne leen xaalis ngeen dem ba si moom ngeen jox ko si pet si fulaak fayda sans pourtant ngeen taxaw di def ay vidéo YouTube pour wane ni carrément yéen a ngi def téléthon yéen a ngi bëgg a jàppale ñi gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi nga xam fallait que ma def ko joxe toute sama participation maa ngi jégalu bu kàddu yu ëppee on va essayer toujours d'en tirer des leçons si li nga xam ne moom mooy fay yi am ñaan ñu yàlla nag muy ama mais bis bu amee rek ñu xam ndogalu yàlla la et ñu jéem a xool nan la ñuy mën a def pour canaliser li nga xam ne moo di nouvelle génération biy ñëw pour canaliser li nga xam ne mooy ñi nga xam ni ñu ngi màgg si ñu ngi bëgg a am jabar ñu ngi bëgg a fonder famille xam nga ñu jàppale leen ñu tettale leen man mii sax si laa bokk ku ma si mën a tette sax nga tette ma en tout cas loolu mooy li nga xam ni moom mooy solidarité loolu mooy li nga xam ne moom mooy partage d'idée ku si nekk naa am nga sa idée loolu laa bëggoon wax maa ngi jégalu bu kàddu yu bëree ñu joxante daje si beneen vidéo wasalaam